ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag dañuy wax ci mbirum daara yi ak oustaz mbaa sëriñu daara yi li ko sabab nag mooy coow li jib fan yi ginnaaw bi ab sëriñu daara buy wuyu ci turu oustaz Cheikhouna Gueye ñu koy woowee Khadim enchaîné wala jëng ci daaraam yenn ci ay taalibeem image yi wóor na réseaux sociaux yi ñenn ñi ñaawlu ko ñeneen jàpp ni lu war la ñun nag comme ni ñu amee habitude di ko def ci cas yi nga xam ne dafa concerné dundunu sénégalais yi ñu def ci ab taxaw seetlu gu yaatu sukkandiku ci ay témoignage waaye itam ay fait yoo xamante ni nii kenn du ko mën a naatable parce que seetlu nañ ni bi mbir mi amee ba léegi sénégalais bu ci nekk daf ci am position wu boppam waaye itam seetlu nañ ni am na ci ay nit yoo xamante ni nii dañu bëgg a def li ñuy woowee récupération maanaam jël cas bi pour régler ci ay compte wala doxal ci seen business parce que li sénégalais yi war a comprendre mooy dafa am ay nit yu ne ci biir réew mi di wax ni dañuy xeex li nga xam ni mooy yelwaan ak li ñuy jàpp ni fitnaal taalibe yi la mais bu ñu sañoon loolu du fi dañ ba mukk parce que dañ ciy gagné seen vie mu am tamit ca beneen wet ñoo xamante ni lenn rek moo leen tax a jóg mooy dégg lu ñaaw jógee ci daara ñu profité si pour faagagal leen maanaam am na ñoo xamante ni tey Sénégal lenn kese moo leen tax a jóg mooy xeex daara xeex doomi daara te nag ci occasion yu ñu mel la ñuy profité wu pour di lawal seeni campagne loolu lépp dañ ko waxtaanee ci biir vidéo bi ak ay leeral yoo xamante ne nii njortu nañ ni ku ci nekk mën na ci jëriñoo waaye itam ku ci ne mën na ci joxe xalaatam ci commentaire yi. dañ koy tàmbalee ak li nga xamante ne nii moo jibal coow li muy ay image yi nga xamante ne nii circulé na ci réseaux sociaux yi di wane ay taalibe yu ñu enchaîné maanaam ñu jëng leen ñun nag dañu décider bañ a wane yooyu image lan moo tax parce que ci cas bii nii dafa am benn genre nañ ñu baal ci wax ji naafeq bu ci am tukkee ci yenn doomi aadama yi nga xamante ni dañu ne dañu ñaawlu mbir mi parce que yow mënoo ni da ngay défendre li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu xale ba pare di wane ay kanamu tout tànk yoo xamante ni nii da leen jëng nga koy jàllale ci site internet yi ak ci réseaux sociaux yi xale yooyu noonu war a màgg ëllëg war a doon ay kilifa war a bokk ci ñi nga xamante ni nii ñooy dogal ci biir réew mi nga jël seeni image seeni kanam nëbboo ci dara di ko jàllale fépp pare naan da ngay défendre droit des enfants loolu benn la. ñaareelu cas bi di mbir mi en question maanaam li waral coow li muy xale yi nga xamante ne nii jëng na leen loole nag ñun jàpp nañ ni doomi aadama bu am xol sa yaram di daw nga am yenn sensibilité yi wala mosoo gis fu ñu toroxale doomi aadama mënoo gis wala nga muñ xale yu ñu enchaîné jëng leen wala mu am yenn melokaan yi loolu dafa naturel ci doomi aadama même sëriñu daara bi nga xamante ni def na lu ni mel amaana bi mu koy def ñàkkul lu mu yëg wala mu am benn yërmande jëmale ci xale yi mais lan moo tax mu koy def loolu mooy question bi nga xamante ni nii mat na ñu laaj ko lan moo tax ba suñu jooni yàlla tey jii ci yenn daara yi ñuy woy di jëng ay xale ak lan moo tax itam doomi aadama di jaar ci daara ñu koy dóor di ko jéng pour mu jàng mais bu demee ba nekk mag doon muskalaf day sant sëriñ bi nga xamante ni nii moo ko doon dóor di ko jéng doon ko fitnaal nit kookee day màgg naan sant naa sama sëriñ sant naa ki ma doon jàngal doon ma toroxal lan moo waral loolu yooyu yëpp ay question la yoo xamante ne nii mat nañu laaj ko mais pas aborder mbir mi ak li nga xamante ne nii mooy passion parce que ci cas bii nii ñu bari passion lañ ci demee ñeneen ñi mariirandoo mais posé wuñu les vraies questions da ngay gis ku jaarul daara xamul ni daara mel ñëw takk rajo yi di wër ci média yi te amul benn légitimité preuve bi mooy xale yi nga xamante ni da leen jëngoon ba léegi ñi ngi ci daara ja maanaam seeni waajur ak seeni mbokk jëlee wuñ leen fa kon mbir mi baax na boo koy aborder nga tey ci tuuti parce que gënoo cee yey ki jaar daara dund fu lu métti màgg ne sant naa sama sëriñ bi ma doon jàngal di ma fitnaal gënoo cee yey itam waajuram bi ko jur te ku ne xam na doom dafa sax ci xol mu xam ni doomam mi ngi dund lu ñu mel ci daara ji mais waxu ci donc day baax ñu tey ci def ci benn analyse bu objective posé wu yenn question yu ci mel ni lan moo tax yenn ci ay daara di jéng ay xale ci jamono gi ñu toll loolu mooy question bi ñu war a laaj te loolu dañ ciy déglu kenn ku jaar ci daara jaar itam ci école nasaraan muy professeur Babacar Mbuub am na benn témoignage bu mu ci def dañ koy déglu ñëwaat. jumtukaay la
ngir yàlla mi bind moo bind yamalewul. am na ñoo xam ni naturellement dañoo ragal, am na ñoo xam ni seenum xel neex na, waaye am na ñoo xam ni dañuy teel a am fit te dañ koy teel a wane. ci wuute googu nga xam ni wuute nañ ko nag ndaw ñi, tax na sëriñ daara bi nga xam ni ak waajur wi nga xam ni xam na ni yàlla da koo jox gan te di ko laaj ëllëg ci yoon wam ko tegoon, mu teg ko ci aw yoon te it jéem a seet jumtukaay yi gën a approprié yi gën a am solo te gën a dëppoo ak nit ka ñu jëfandikoo ko ba fexe ba xamal ko te yar ko. donc ñoo ko déggandoo, nekkul ni xale yi nekk ci daara yépp lañuy jëng. lu tax ñuy préciser lii parce que dafa am ay nit yoo xamante ni itam dañuy profité ci situation bi pour tëjlu daara yi. bu amee ñuy sukkandiku ci daara pour di ci def seeni business, am na ñeneen tamit yuy xeex pour que daara yi disparaître, maanaam daara bañ a amati ci Sénégal. def ci am doomi aadama fii ci Sénégal yoo xam ni yàkkamti wuñ lu dul ñu ni oustaz violé na diw, taalibe bi dee na, wala ñu ngi jëng ay xale ci daara yi pour di mener ay campagne contre daara yi. moo tax dafay baax ñuy fàttali yu ñu mel, parce que comme ni ngeen ko déggee ci intervention bi professeur Babacar Mboup def, nekkul xale yépp la ñuy jagleel traitement yu ñu mel ci daara yi, mais def ci am benn ñaar wala ay taalibe ci benn daara bu am téeméer wala junni ndongo yu teel a am fit ba bu ñu teelul yóbbu seen fiit yi bu ñu màggee jaaxal seeni mbokk, mais tamit jaaxal réewum lëmm, parce que ñooy dooni ay délinquants, ñooy dooni ay agresseurs wala yor yeneen jukko yu safaano. xëy na peut-être ñeneen ñi dinañ wax ni jéng xale wala tëj ko wala dóor ko taxul mu jub, mais da leen di bàyyi ngeen déglu encore une fois benn intervention boo xamante ne nii ki ko def jaar na ci daara dund lu ni mel, mais tamit màgg yore daara di yar ay xale di leen jàngal alxuraan, muy oustaz Makhtar Sarr di expliquer benn cas bu mu dund ak benn ndongo bu mu yoroon, mais dafa tëwoon ay mbokkam. ci réew yu nu wër dafa am benn xale buñ ma indil jëlee ko réew ba réew. yaayam mi ngi bitim réew, mi ngi États-Unis, mën naa tudd réew mi yaayam nekk, mais xale bi fa mu nekkoon di jàng dafa xëy lànk jàng, war na am ay 15 ans 16 ans mu lànk ne dootul jàngati. ñu def lu ne mu topp ay moromam ci mbedd mi jël yoonu banditisme. yaay ji bi ma wooyee wax ma ko, ma ne ko bismillah na ñëw. ñu xëy nax ko fexe ba mu ñëw fii Sénégal. bi mu nekkee ci daara ji ab diir, daara ji ni nu bindoo boo demee ba miin dañ lay bàyyi ak sa bopp. ñu bàyyi ko boppam mu tànte benn yoon pour daw. ñu déglu bu baax li may nettali nii pour wan la nan la ñuy jubantee xale ak méthode bi ñuy jël. biñ ma wooyee fekk ma génn benn dimanche la, ñu ne ma diw de daw na. man leen fu ngeen nekkoon, lu tax buntu kër gi ngeen tijji ko ba mu daw. sama xel dem ne dafa war a ñibbi jéem a tànte pour ñibbi seen réew. ma dem garage boo marisi fekk ko fa. bi ma ko fekkee mu toog ma jël ko ànd ak moom ci oto bi ñu wëññee ko ci yoon bi may waxtaan ak moom. dóoruma ko defuma ko dara, dama ko indi fii ñu toog nii ci kaw nii la ñu toog ma waxtaan ak moom delloosi ko ne ko nag du ma la dóor, waaye bu tollantikoo dana am neneen nu ma jëflante ak yow lu dul yedd la. fii say mbokk buñ la fi indee bëgg nga baax moo tax ñu indi la fi, soxor taxul ñu indi la fi, dara taxul ñu indi la fi. ma bàyyi ko dawatul ba benn korite jot. bi korite gi jotee moromam yëpp dañuy dem kori ji, waaye moom jamono yooyu mënul woon a dem réewam ndax mi ngi soog di ñëw, defagu fi at. ma yóbbu ko sama kër benn frère pour mu nekk fa. ndekete moom léeg-léeg yaayam daf ko daan joxaale xaalis argent de poche bu muy yor. ndekete la mu waroon di jënd du ko jënd, daf koy condamné dajale. mu dajale ba mat benn somme bi mu demee ba ci jour bu fan yooyu nga xam ne ci la nekk ca sama kër frère bi, mu dem garage boo marisé dagg tikeem jël busam dem seen réew. fekk boobu maa ngi tukki dem Maroc. fa lañ ma wooyee wax ma ko, moo woo yaayam informé ko ne ko bu yegsee xamal ne dinaa la informer ndax xam naa ne foofu la jëm si. bi mu yegsee yaay ji wax ma ko ne ma ñëw na, ma ne ko bàyyi ko bu ko wax dara, yow bul woote téléphone sax ne nañ la ko paas. waxal sëram bi mu nekk rek ne ko sama yaay kontaanul ci li nga def, mer na lool moo tax boobu léegi woowu la, yow yamal foofu noonu bul wax ak moom téléphone. yaay ji tamit yoon wi ma ko rëddalee mu nangu koo respecté ndax ñun xam nañu. ma bàyyi ba ñibbisi, bi ma ñibbisee ne woo yaay ji ne ko lenn nag mooy am,
nga jëfandikoo sentiment wala nga bàyyi ñu def sunu liggéey. jëfandikoo sentiment mooy xale bi dem na indi woon nga ko fi def na ay effort ba delluwaat nga ne kon jaratu ko ndax buñ ko indiwaatee day dellu nga continuer bàyyi ko. loolu nag boo ko defee naa la wax lan mooy conséquence bi mooy xale bi li des ci sa dund gépp mënatoo ko wax lu mu def mënatoo ko yóbbu fenn ba mu toog fa ndax tànte na nga yóbbu ko réew ak réew mu dellu kon mënatoo ko def looloo xam ne nii loolu neex na ko. ma ne ko wala nga bàyyi ñu def suñu liggéey mu ne ma oustaz lu seen liggéey def laaj def ko ma jóg fii ànd ak sama benn frère dem ci seen réew ba réew ma dem fekk leen fa bi ma demee ma dal feneen fu bokkul ak seen kër woo sëram ne ko maa ngi ci réew bi diw laa jël si fajar laa ne cëpp seen kër fa laa jullee fajar sëram dem yee ko mu yeew bi mu yeewoo ci sama kanam la yam ma ne ko diw xàmme nga ma mu ne ma waaw man la kan mu ne ma yow la oustaz ma ne ko xam nga li ma fi indee mu ne ma déedéet ma ne ko jël si la pour nga dellu Sénégal mu ne ma du ma dellu fekk jël naa samay matuwaay ak ñi ma àndal ma jàpp ko pamtee ko fa 3e étage laa ko jëlee pamtee ko ba ci suuf seen waa kër yëpp yeewu tante yi ñëpp diw bàyyi ko lii c'est pas ku ne wax ñoom ñëpp ma dal ci seen kaw ndax man xam naa li may def noonu laa ko pamteeg ñi ma àndal ba dugal ko ci taxi bi bañ yóbbu fi ñu war a jëlee li ñu war a indi Sénégal ñu jël ko ñu ñëw Sénégal keroog la gëj a daw ba fii mu toll mi ngi fii ci ron ci suuf ci xale yi jàng ma nga fa. gis nga tabaski gii paase ñoo ko jox paas mu dem seen réew tabaski gi jeex moom moo ñëwaataat boppam ba ci daara ji mi ngi ba léegi ci daara ji di jàng. donc sëriñu daara yi def yu lu mel ñoom am nañ seeni raison dëgg la am na ay méthodes yoo xamante ni nag war nañ ko dépasser ñun personnellement d'accord nañ ni état war na jël ay mesures pour que ñu xool naka la ñuy améliorer conditions yi nga xamante ne nii daara yi noonu lay fonctionner évolution dafa war a am parce que normalul tey ñu nekk ci 2020 daara yi di fonctionner comme ni ñu doon fonctionner juróom fukki at ci ginnaaw wala téeméeri at ci ginnaaw. loolee gëm nañ ni état bi war na ci dox ay mbir ñu xool naka la ñuy améliorer conditions yi ñuy liggéeyee ñu réglementer leen ñu am même gëdd ka école tubaab bi. mais lu tax ñu yegg ci situation bii nii mooy état dafa bàyyi ak daara yi seen bopp. est-ce que xam ngeen ni budget ministère bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllum jàng fii ci Sénégal budgetam toll na ci 400 milliards de francs CFA ñeenti téeméeri milliards ci suñu koppar mais dërëm état bi du ko def ci daara yi. te moonte am na daara yoo xamante ni xale yi duñu sax fay ña fa nekk di jàngale jaamu yàlla moo leen fa ba parce que comme niñ ko xamee jàngal nit benn araf rek yiw la masamaak dugal alxuraan ci dënnu doomi aadama bi. mais bu ñu yegsee ci bile situation parce que nguurub Sénégal dafa yàgg seetaan daara yi dafa yàgg seetaan doomi daara yi dafa yàgg doyodal xalaatu nitu daara yi te moonte doomi aadama yooyu mosuñu sonoon nguur ci dara du subvention du bourse du lenn. Sénégal ngay gis ko génnee ci daara amul benn qualification professionnelle amul métier mënul dara lu dul jàngal xuraan mais fukki at ak juróom wala ñaar fukki at lay def tekki te du sàcc du fen du luubal alalu jàmbur nañu gëstu xool lan moo tax lu waral loolu lan mooy secret bi parce que daara dafay defar nit te loolu école française daf ko échoué non seulement duñ fa yar nit parce que suñu système baaxul mais tamit duñ fa jàng xam-xam kon état bi de gëstu daara yi bu dee ni bëgg na xeex yenn yi na inspiré wu ci modèle yi yar doomi aadama bi ne ci daara yi bu ñu bëggee sauver suñuy ndaw bu ñu bëggee sauver génération yi nga xamante ni ñoo ñëw. comme nag niñ ko soulever sànq am na ay nit yoo xamante ni dañuy profiter ci situation bi pour faagaagal wala xeex daara yi. am na lu gën a garaaw lu ñu war a lijjanti te mu nekk ci biir réew mi te doon nag ab bomb pour askan wi nañu jël rek exemple si jàpp ni dañu soxor ñi waxoon dañoo soxor tey ñooy dal ci kaw daara yi alors que li xew seen petit gàlle moo gën a garaaw fop ay mag yuy business ci kaw ay xale ay innocents yoo xamante ni ñoom comprendre wuñ mbir yi naka la demee kenn defu ci campagne kenn portéwul plainte télé bi nga xam ne moo koy teg ak seeni promoteur parce que buñ ci waxee dootuñ leen fa invité moo tax ñiy wax ni dañuy défendre ak yelleef xale yi ne patt pataaral ñoom ñëpp ay naafeq lañ te même bu weesoo seen petit gàlle am na beneen mbir bu gën a garaaw muy pari foot ay xale yu am 13 ans 14 ans 15 ans ñoo ko joué te kenn portéwul plainte LONASE ak seeni partenaires yi nga xam ne ñoo ne ci quartier yi di jàngal ay xale nu ñuy carte malheureusement tey Sénégal fekk fukki at jàpp 30 ans ab génération wu yaafus la ñu am
génération boo xamante nii du ñu nangoo liggéey parce que seen aduna yépp carte xaalis la ak def na ko su dul noonu. kan nga dégg mu def ci campagne kenn. am na ay problème yu gën a garaaw yu ñu war a régler ci biir réew mi mais comme ni ñu ko waxee sànq rek naafeq gi moo bari ci réew mi kenn xeexul pour intérêt réew mi kenn xeexul pour intérêt sa mbokk sénégalais mais yow da ngay xeex pour say intérêt personnel. donc vidéo bi tay loolu la woon mu doon ab jàngat bu yaatu ci situation bi nga xam ni am na fi muy mbiru daare ak xale yi nga xamante ni nii da leen jëngoon ku ci nekk nag mun nga ci def sa analyse personnelle xel du doy. lépp lu waay jàpp ni mun na ko ci dolli mun ngeen ko def en commentaire ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox li daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.